Vivian Wada, what is it? I am ambassador di Asagazi. Omar Bala Kapono, you Asagazi. Telling you the Gazama Sidama, Dodada Koldade, Manika Rakaboy and Bendung. Bagarimani, Musabado. Wallahi, Alisinade, Yanya Barwo, Yayo, Aladik the Kayo, Mansobarategi. Then the Sejo, Aladabea, Miriam the Kimamu, Aladabi, Jairubakima, Aladabi. Asujo Mukumantinye, Aladabi. Sante Alakabo Yambunyao, Bada Alakabo, Alisi Kula, Denda Dabito, Karburi Yarumi, Kabufula Lembendo, Nada Dabina, Venezuela, Venezuela, La Venezuela, Yimesabamo, Musambiate. Saibo, La Venezuela, Bimbo de Vigiona, Dada Tiganso, Sarahuri Levor, Sabagabu, Alasanja Derima, Aladi Kebute Sise. Guy, man, let me share, bismillah. Man, let me share, guy, man, let me share. Jojo le baron Jai. Man, let me share. Biba, man, let me share. Nigga, so brother, man, let me share. Adama Kamara, man, let me share. Usman Si, jar ak Magal Bay. Let me share the bay. Let me share bu baax. Jar Dudu, let me share bu baax. Sama grand Usman Ba, champion, man, let me share. maa ngi lay char grand waaw maa ngi leen di char de jaar ak màggal bu baax a baax Adja Khady Gueye maa ngi lay char bu baax maa ngi leen di char de gaay waaw tey moom xawee Jaliba la quoi Jaliba Platé Adrien Cham ñu lay jaar bu baax a baax Iba Jaw ñu lay jaar bu baax leen jaar bu baax leen jaar de gaay leen jaar leen laaj seen jàmm yaram leen dafa ci coono yi mbaa yéen ci jàmm waaye ñun moom ñu ngi ci jàmm bu baax a baax ñu sant leen jaar tey moom faaw ñu am lu ñu waxtaane waaw tey moom faaw ñu am tey lu ñu waxtaane mënut a ñàkk waaw colonel Ousmane Ba ñu ngi lay jaar moom colonel ñu ngi lay jaar Adja Khady Gueye ñu ngi lay jaar leen jaar bu baax waay waaw ñu leen jaar de colonel Ousmane Ba ñu ne déggoo dara lu tax déggoo sa affaire yi leer na de ñu ngi lay jaar de Fat Diop ñu ngi lay jaar bu baax a baax ñu leen jaar de
waaw maa ngi leen di jaar di leen màggal waaw di jaar sama leader Ousmane Ba maa ngi lay jaar waaw maa ngi lay jaar de Ousmane Ba mais kooku Lamine la Lamine ñu ngi lay jaar bu baax waay tey moom faaw tey ñu waxtaan tey dañuy waxtaan temps yi sama patron temps yi dafa nekk pause sama patron Ousmane Ba temps yi dafa nekk pause voilà man maay ñëw jël lenge yi tey waxtaan ak yéen suñu patron ñun ñëpp dafa nekk pause ñu ngi lay jaar waaw lépp li ñu def rek waaw ci ndigalam lañ koy defee ci ndigalu suñu patron Ousmane ñu ngi lay jaar Aïda Dada ñu ngi lay jaar bu baax ñu ngi lay jaar bu baax a baax voilà gars yi tey il faut ñu waxtaan de tey moom il faut ñu waxtaan waaw An Badara ñu ngi lay jaar welcome ñu ngi lay jaar bu baax a baax waaw sama gars yi daal yéen ñëpp daal barki maam Cheikh maa ngi leen di jaar bu baax de kontaan ci yéen di leen bégee waaw jël leen usa bi ma may leen mais sama patron Ousmane Ba sama patron yow laa may usa bi Pao Marda maa ngi lay jaar Lamine jaar nañ la ndeysaan kii usa la xam naa ne melomaan yi nag ñu ngi kontaan instant bii waaw ñu ngi leen di char de ndeysaan gars yi bëgg leen na xol yi féex rek ñu waxtaan tey moom faaw ñu waxtaan tey dafa am tey lu ma metti Sénégal barke Serigne Touba dama lu ma metti Sénégal tey te sax faaw ma wax ko billaahi may leen ma tuuti rek waaw Binta Maane ñu ngi lay jaar de Binta Maane ñu ngi lay jaar waaw Aliou Diatta ñu ngi lay jaar maa ngi jaar sama patron Ousmane Ba maa ngi lay jaar de le chef d'état-major suprême waaw ñu ngi lay jaar de waaw ñu ngi lay jaar bu baax a baax Assane Diouf moom mooy président de la République des Laïcs Ousmane Ba mooy chef d'état-major suprême des Laïcs maa ngi leen di jaar de waaw jenn maa ngi lay jaar billahi ñëw leen rek tey dama am lu ma metti tey Sénégal faaw ma wax ko billahi walaay dama am lu ma metti trop faaw ma wax ko billahi tey dama am tey lu ma metti billahi faaw ma wax ko faaw dama koy wax billahi gars yi dégg leen de Baye Moussa Diagne ñu ngi lay jaar Gito Tunkara jaar nañ la waaw sama patron nag dina dugg tey ci direct bi sama patron faaw mu dugg tey ci direct bi patron tey day dugg ci direct bi mënul ñàkk sama gars yi ñëw leen xaar ko patron bi day ñëw de Ousmane Ba day dugg ci direct bi mënul ñàkk waaw tey dama am tey lu ma métti de ak tey ci waa faaw ma ko
ndeysaan leen ko us wax force ndeysaan asalaamaaleykum. waaw kooku suñu patron siyaar naa la. patron wax force non yow yaay sama boss yow yaay sama patron. yaay borom wax force de mais yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi am jàmm de jaajëf waay yal na la suñu borom sàmm bu wër a wër a wër. ñu ngi am jàmm bu wér a wér suñu patron. jaajëf jàmbaar nga de saaga nag mën nga ko lool dégg naa. saaga de. waaye saaga yi nag. non sama patron xorom si léeg-léeg mënu see ñàkk mais dara. waaw gis nga gaay dañ laa namm de gis nga sa gaay dañ laa namm quoi gaay yëpp ñu ngi nii di dugg ndeysaan ñoom daa Diop jey na ba lii waaw dëgg la daa moom sama sœur la waaw gaay dañ laa namm de waaw maa leen raw ñoom ñëpp xam nga démb moom may naa leen benn live bu gaaw rek waaw gis nga mais temps yi dama xaw a soj xam naa marabu Macky Sall yi la quoi mais mënuñu ci yow ñaari Mali mënuñu ko ci yow. dëgg la Mali mënuñu ko ci yow. waaw. mais bro. waaw. Macky Sall. waaw. moom nu ñuy def ak moom. grand Macky daal xam nga lan laa xalaat ci moom fi mu toll nii. dañ koy jël rek yóbbu ko grand théâtre xam nga grand théâtre amul issue de secours. waaw yóbbu ko grand théâtre waaw ñu wax sénégalais yi nga xam ne dañoo mer yépp ku ci nekk rek yor benn kaba bu baax rek ñëw dugg biir grand théâtre loolu rek moo baax fi mu toll nii ci moom gars yi ko mere yépp ba dafa am benn waaya dafa am benn voy quoi astafurlah benn fii quoi sànq dafa bind mu ne ma grand nu ñuy def ak Macky ma ne ko non loolu laaj naa la ko mu ne ma non grand gis nga Macky bu élection yi ñëwee ba mu perdre pouvoir bi dañ koy jël futti ko ba mu set wat ko ndel yóbbu ko géej tefes jël saaku ceeb moom bu vide xam nga mooy saaku siyaam yooyu nga xam dafa gaaw a tooy jël garga mboosa dugal ko ci biir si suufu taat bi si taatu saak bi noonu dugal Macky ci biir ba pare jëlaat garga mboosa sotti ci takk ko dugal ko ci gaal yóbbu ko ba large ba biir géej tëmbal ko mais ma ne ko yow soxna si yaa soxor mais wuy ma mais bu boobaa nooy def Aly Ngouille Ndiaye waaw Aly Ngouille Ndiaye sa copain Aly Ngouille Ndiaye noo koy def moom kay laa lay laaj non Aly Ngouille Ndiaye moom xanaa moom xaw ma quoi xam nga Aly Ngouille Ndiaye moom dafa feebar il est malade ni nga koy gis noonu muy dox en réalité dafay soox ak feebar moom xam na bu baax li ma koy wax kooku loo teg ci moom da nga koy sonal comprendre nga kooku je pense que mun nañ ko jël yóbbu ko si tool yi fële Sébi Xotaan waaw wala delloo ko Daara Jolof mu dem bay loolu mën na nekk waaw mais wuy ma Binta Thiam nee na nan ngay def Ismaïla Madior Fall nee na noo koy def Ismaïla Madior Binta Thiam moo ko laaj bàyyil Ndella Madior sama sœur la de non waxuma Ndella Madior de non Ndella Madior kay pare naa ci ay waxam ok kan nga wax non Ismaïla Madior yow laaj noo koy def Ismaïla Madior gars yi noo koy def mooy tëyeeru Macky bi waaw yow kay loolu dama koy bàyyi ak yow nga zéro ko yow noo koy def wax ma noo koy def non man Ismaïla Madior man buñ ma ko joxee xam nga nu ma koy def waaw Ismaïla Madior dama koy jël
dama koy jël xam nga loi boobu noonu gars yi créé woon ñu ne ku nekk loo sàcc rek xam nga dañ la koy yenn Ismaïla Madior. non mais yaa soxor. Ismaïla bu ko expliqué ci direct bi moom bu ñu paree doo ko publier da nga koy supprimer parce que bii moom musiba nga fi dara wax. comme Ismaïla Madior moom tailleur la tailleur ñëpp xam nañu ciseau lay yor ciseau. waaw day yor ciseau Ismaïla Madior dañuy dagg kooy bi rek la ñuy dagg. comprendre nga ciseau la ñuy jël rek dagg ko. nga xam ne xool dootul am kooy naq kese lay dese naq kese lay dese xam moom comme styliste la dañ koy jël rek xam nga defal ko benn kii quoi. waaw Ismaïla Madior moom boobu rek lañ koy def coow li jeex. waaw mais en parlant d'Ismaïla Madior. waaw mais est-ce que kooku duñ ko jox mu ànd ak gel boobu ñëw noonu exode xaw ma nan mu ànd ak moom fële Côte d'Ivoire. non grand xoolal ñooñu ñoo waral sama live bi gis nga live bi tey ñooñu ñoo ko waral gis nga Pape Diouf. grand Pape Diouf dañoo yab. waaw loolu moom dëgg la. Pape Diouf non dañoo yab ñu munta weesu yab sénégalais yi munta weesu mu dem jële ay odoxy dem jëli jabasoora ñooñu nga xam ne ay caga intercontinental lañ mu indi leen Sénégal ñuy distraire les Sénégalais. man li ma gën a métti nag affaire bi xaaral ma may la non xaaral te man xamal lan moo ma ci métti ah. bu manifestation amee bu ñu wootee kenn du génn quoi. mais loolu ma gën a. tey ñu fees dans l'aéroport mel ni ay yemb. xoolal te li ma gën a métti mooy bu fekkoon tey dañoo génn sax pour ku ko jar sax ñu mën a wax xam nga lu ma gën a métti non Assane Diouf tey am na lu ko métti. barke Serigne Touba. Assane Diouf Barthélémy Diaz nga xam ne ñooñu ay héros lañ ay champion lañ tey am nañ ñu leen metti billaay wallaay taala tey am nañ ñu leen metti xoolal woote nañ fi marche pour Assane Diouf buñ fi wootee marche pour Barthélémy Diaz woote fi marche pour Khalifa Sall doo gis ñaari salaamaaleykum doo leen gis tey nga gis tey ay doome raam ay góor jigéen dem aéroport di teeru kan ñu ne odoxy la ñuy teeru odoxy benn caga international mook jabosoora ay caga dem di teeru ay caga yow pare munoo xeexal sa dëkk dem di teeru ay caga mais daba soora boobu na suñu ministre yi ñoo koy tëddee di ko fay ay millions doo wax ci ñooñu xam nga ñan la waxal tuddal seen tur mais dëgg la ba ki ko mujjee dóor rek 15 millions la ko may jaba soora ne ko man du ma moroomu 15 millions la ko jox jaba soora ne ko man du ma laal 15 millions yokkal sa loxo bilaay yokkal sa loxo la ko wax yokkal sa loxo 15 millions du ma ko laal du ma laal 15 millions xam nga ay jabosoora ay odoxy ñooñu duñu ay caga 15 millions ñooñu ay caga 30 millions lañ jëm kaw ñun Pape Diouf dañoo yab Pape Diouf moom xawma ku ñu yabul mais Pape Diouf dañoo yab. mais Pape Diouf li koy faj moom mooy gars yi boycotté concert bi muy def France. xam ñu won na ko ni duñu moromam parce que en réalité Macky Sall moo nekk ci ginnaaw man d'après information yi ma am nee nañ comme gars yi dañu bëgg a boycotter concert u Pape Diouf bi Macky Sall a tellement décaissé na xaalis bu bëri pour au cas où gars yi jënd bi maye ko remplir ko quoi comprendre nga remplir salle bi wala stade bi wala whatever fu mu koy defee te loolu aussi xaalisu sénégalais yi la quoi comprendre nga xolal démb maa ngi wax aussi affaire Moussa Sy maire Parcelles Moussa Sy waaw Macky daf ko sentence dafa na ko boo rallié wul APR dinaa envoyé foofu délégation spéciale ñu lijjanti ni nga sa gestion mairie bi quoi te loolu Amadou Ba moo nekk ci ginnaaw moo soufflé loolu ci nopp Macky Sall ba Macky ne waaw kon nañ def noonu pour ñu récupérer Parcelles parce que ñoom région de Dakar ci boppam moo leen jaaxal moo leen tere nalo moom lañ bëgg a gagner partout te loolu du yomb nopp dalooti na nag xam nga li gars yi naan nopp dalooti na nag xam nga li gars yi naan nopp dalooti na gis nga grand Sénégal fi mu jëm kenn xamu ko parce que man li ma gën a metti Sénégal mooy dañuy jël ay dooméram di leen valoriser ay dooméram la ñuy jël di leen valoriser comprendre nga
doomeram bu mel ne kii nu mu tuddati Pape Diouf dem jëli ku mel ne amoo yow kenn koo jëli ku dul ay caga ngay dem di jëli di leen indi Sénégal xam nga doomeram yi géwél yooyu nga xam ne xaw ma ay géwél sa téléphone bi xëcc ko beneen côté bi nii voilà ok waaw comprendre nga ñooñu nga xam ne ay mbaam lañ ay mbaam yow ka nga xam ne caga ba nga xam ne xool suñu ministre u réew da koy jël fay ko 15 millions caga bi ne ko non man xoolal du ma laal 15 millions du ma caga 15 millions man xoolaat nga ma ci kaw ba si suuf man 15 millions dama koy ndékkee loolu la ko wax man xoolaat nga ma ci kaw ba si suuf man 15 millions dama koy ndékkee naa la may 2 millions mais wuy ma waaw en parlant de caga mais Sénégal waaw vraiment respecté naa sama sœurs yi bëgg naa leen trop toujours damay wax loo xamante ni dama leen conseiller ñu góorgóorlu tout mais xam nga Sénégal tey man tawoon laa dëkk fa laa juddoo yaroo fa màggee fa xam naa ko bu baax daan naa génn bi muy gën a nekk jeune daan naa génn di dem boîte ak yooyu xam naa tawoon bi mais tey foo tourné da ngay ree ba tas xale yi dañuy taxawaalu te ñiy taxawaalu dëggantaan aussi ñu si bëri ci ñoom taxawaalu wuñ sa dem di jaay seen bopp mais forme bi ñuy nekkee ak góor léegi ñu si bëri forme la boo xamante ni affaire u intérêt la affaire u xaalis la affaire u xale yu jigéen dañ gaaw a joxe seen bopp léegi 1 2 rek ñu ne la acca boo bañee sax ñu ne la doo góor xam nga loolu ci yarin bi la wala lan moo changé ci diggante bi parce que man bi may gën a nekk jeune yooyu doo ko gis quoi comprendre xale dañuy teel a tëddi ñu ngi toog ci seen famille di waxtaan ak seen frères yi seen sœurs yi paa bi day woo ñëpp ñuy toog di waxtaan affaire yooyu mais léegi da ngay gis xale bu jigéen boo xamante ni 18 heures mu génn taxaw ci kaw tali bi jël taxi dem kenn xamul fan la dem 5 heures du matin mu ñibbi si waat comprendre nga dugg te la plupart papam bi ko jur moo koy ubbil bunt bi mu dugg wala yaayam xale bu jigéen bi mooy fay facture courant mooy fay facture ndox ku feebar moo lay jox loo fajoo di joxe dépense ci kër gi est-ce que papam ak yaayam wala ay grand frère am laaj nañ ko ban liggéey lay def xam nga xale bu jigéen buy jël sol bu normal yore benn saak def ci ay yërëm yu gàtt jël taxi dem taxawaalu ci benn bar wala ci benn liggéey loolu aussi je pense que parents yi ñoo poussé seen doom yi ñuy cagatu waaw mais xam nga lan moo waral loolu xam nga yàlla dafa ne yàlla suñu borom dafa ne waajur bu nekk rek sàmm nga waajur bu nekk sàmm nga te bu keroog yamal xiyaamee ku ci nekk dinañ la laaj nu mu tuddati liñ la doon sàmmloo naka nga ko doon sàmmee gis nga Sénégal actuellement nii li fa xew actuellement nii li ko waral du lenn lu dul doom boo ko juree mënuloo ko ñetti doomu penn naar yi mooy ndékki añ ak reer mënuloo ko sa doom jàppal ne yaa ngi koy gasal pax te Sénégal actuellement nii loolu moo fa bari Sénégal actuellement nii kër yu bëree bëri bu ñu ndékkee dañuy taqale añ bi reer moom dañ koy lijjanti Sénégal actuellement nii reer añ kese la ñuy assuré reer bi booy yi dañuy génn ci biti dem lijjanti ji ko te buñ koy lijjanti fi ñu koy lijjantee fa la ñuy lijjantee ndékki bi mooy dañuy gis benn niga comprendre benn gaan bu mel ne niga la ñuy woo niga bon dem jël leen xam nga yóbbu leen jëndal leen ñu reer comprendre nga après mu yóbbu xam nga xéewlu su xéewloo ba pare après buy ñibbi niga jox ko lu mu ndékkee comprendre nga donc loolu bu amee maanaam actuellement ni suñu population ñun dañoo xiif gu ñu xiif nag gis nga réew moo gis ñu xiif ndara payen dafay yomb réew moo gis ñu xiif seen i njiit xiifloo leen ba ñu xiif ndara payen moo gën a yomb actuellement nii Sénégal ndara payen moo fa gën a yomb caapa moo gën a yomb Sénégal fi mu toll nii Sénégal mën ngaa xëy di lijjanti 1000 francs doo ko am xoolal 1000 francs mën ngaa xëy di ko lijjanti doo ko am comprendre nga mais ndara payen moom boo ko soxlaa maanaam xoolal dafay yomb comme gerte caaf léegi maara day taali benn baa ngi noonu beneen bi stop mooy gis nga grand Sénégal boo bëggee pauvreté la bro may ma expliquer la xam nga pauvreté la pauvreté mooy andi yenn comportement yi ñàkk baaxul gis nga boo ñàkkee da ngay xiif te boo xiifee boo amul sens da ngay ñàkk sa ngor
gis nga boo xiifee boo amul sens doo mën a sa jaamu yàlla gis nga boo xiifee boo amul sens doo mën sa di xalaat bay développer quelque chose dama maye tuuti ma expliquer la xam nga xiif dafa garaaw baaxul ci nit xiif baaxul ci nit gis nga garab sax boo ko saxalee boo ko du roose day dee parce que ndox boobu lay dundee nit c'est la même chose nit waa déglu ma expliquer la dañuy développer gis nga nit ah foog xelam dal pour mu mën a màgg pour mu mën a di xalaat pour mu mën a di créer xam nga tubaab yi ay jamono ñoom ñooñu gënoon a xiif famine bi ngay dégg ni ci ay jamono amoon na ci dëkk tubaab yu bëri comprendre nga booy lire yenn livres yi di nga xam ñoom fan lañ jógee moo tax léeg-léeg sama curiosité moom may ba may def ay recherche di dem ci bibliothèque yi di lire ay livres yu bëri lire naa ko léeg-léeg moo tax tubaab léeg-léeg su ma gisante ak yow ba ñu xamante ni ba ma waxee sa sant rek am na nu may demee dama lay wax yow surtout tubaabu américain yi dama lay wax yow sa cosaan fan la ci Europe dama lay wax ba wax la tey maamaati maam seen mbaax lan la woon am na si ñoo xam ne bu ñu la waxee seen sant da ngay xam ne seen maam yi ay boucher lañu woon wala ay baykat lañu woon wala ay criminel lañu woon wala ay noble lañu woon wala yëpp dañ koy xam maintenant ñoom biñ demee pour jéem a développer ba sonn affaire bi dëgër dañoo dajale ay borom xam-xam ñu tëj leen ci benn centre quoi léegi ñooñu foofu seen responsabilité moo nekkoon ñu xalaat nu ñuy def ba éradiquer famine ba nga xamante ni benn doomu aadama dootul xiif ci seen dëkk biñ toogee ñu woo xiif ba mu ñëw bi ñu woowee xiif ba mu ñëw ñu ne ko toogal mu toog ñu ne ko xiif na leen naam ñu ne ko ñun duñ sama waaw bés ni ki tey tàggoo nañ ak yow sama façon d'expliquer comment ils se sont débarrassés avec la famine maintenant loolu moo nekkoon première chose à régler moom mooy ñu am suffisance alimentaire alimentaire waaw c'est-à-dire dootu ñu jooy lekk ak naan loolu naka lañ ko defee mooy dañoo régler problème foncier bi dañoo wax ni tey ñu ngi dem ci place nangam ku fa bëgg terre ñëwal ñu jox la terre mais condition yi mooy lii ak lii ak lii ak lii famille bu nekk teg nañ la nga bay nangami kilo dugub par an nangamu kilo gerte par an nii ak nii ak nii quoi ñu jox leen ay moyens financé leen jox leen matériel ñu commencé di bay bi ñu commencé di bay récolte bi baax na famine bi mu ngi wàññeeku mais ba léegi éradiqué wul c'est-à-dire dañul léegi dañul waaw waxtaanaat biñ toogee di waxtaanaat ñu trouvé ni que nit di bay c'est-à-dire agriculture artisanale quoi mënu leen jàppale ñu développé ci lañ commencé def agriculture communautaire c'est-à-dire communauté bi village bi elie ñii di bay côté ñii bay fii non maintenant ñoom ñëpp dañoo boole seen matériel boole seen doole jël espace yokk espace bi bayandoo lu ñu bay lu ñu récolté ñu jël li ñu war a dundee li ci des ñu jaayee ko feneen ñi ko soxla communauté bi di am xaalis ñuy dem jamono di dox ba ñu gis ni loolu tamit doyatul ñu jël ko industrialiser ko biñ ko industrialiser ñu jënd ay tracteur comprendre nga di bay mbay mi di gën a sakkan ñu dem jamono di gën a dox ñu jël agriculture boobu ñu industrialiser ñu connecté ko avec la technologie maintenant fii Canada wala États-Unis wala Europe wala Asie bi nga xamante ni man teg naa fa sama tànk gis ni ñuy bayee avec l'aide de la technologie
c'est vrai que du créer emploi mais de l'autre côté dina faj soxla bu bëri c'est-à-dire dina faj problème yu bëri c'est-à-dire dina faj dëgg la xiif bi dëgg la maintenant da ngay daw ay 40 kilomètres laa la wax da nga koy daw wala 50 kilomètres nga koy daw Dakar ba dëgg la ba si Thiès nga koy daw waaw lépp ay tool la te pourtant benn bâtiment moo nekk ci entrée tool bi boo xamante ni maximum 8 personnes ñoo fa nekk 8 personnes yooyu ay ordinateur lañ tiim ordinateur yi mooy envoyé machines yi nga xamante ni ñooy arrosé tool bi ñooy arrosé waaw ñu koy programmer affaire bi di ko arrosé même hors saison même bu nekkul ci nawet fexe nañ ba duggal ndox mi comprendre nga mu ñuy bay dëgg la di dundee loolu la ñuy njëkk a régler ci dëkk boo bëggee mu développé loolu xam-xam la loolu xam-xam la lekk bi ngay njëkk a lijjanti li ngay wax ni comprendre nga yow li ngay wax ni xam-xam la xam-xam waaw xam-xam li ngay wax ni xam-xam la bro wuyu ma xam-xam ñun ñàkkuñu ko sénégalais yi ñàkkuñu ko balaa ngay xam ni dañoo xarañ nga voyage yi boo voyagé ci hôpitaux yi ay médecins sénégalais nga fay fekk nga dem ci entreprise yi ay ingénieurs sénégalais nga fay fekk foo dem dëgg la ay techniciens sénégalais nga fay fekk mais ñu si bëri ci ñoom bu ñu ñibbee dem Sénégal mënuñoo am liggéey parce que ay apprentis politiciens ñoo jël seen place. mais dëgg la loolu dafa leer. donc il préfère rester chez les tubaab yi xam nañu àq liggéey tubaab bi dina la fay assurer la mettre la ci condition yu bien nga liggéey nekk ci jàmm kenn du la déranger léegi xam-xam boobu noonu nga waroon yóbbu sa dëkk ba nga xam ne ni su bëri mu Sénégal leen may bourse ñu dem jàngi bu ñu jàngee ba pare dañuy toog parce que tubaab bi cër bi mu lay jox ak àq bi mu lay jox yow sa dëkk sa mënu la koo jox loolu moo waral. Sénégalais yu bëri dëgg la toog. dëgg la xam nga am réew bu ñu demee ba réew ma nga xam ne caapa moo fa gën a yomb lekk non réew moomu maar day taali réew ma nga xam ne dem nañ ma nga xam ne caapa moo fa gën a yomb lekk Sénégal xoolal boo xiifee mën ngaa bañ a am loo lekk mais gis nga sa nunu xu nanax boo bëggee mu neex noo xoolal vite fait la amul sa xaam dem c'est-à-dire Sénégal léegi li fa xew xale yi jaayatuñu seen affaire yi jaayatuñu ko léegi ñenn ñi dañ koy yëg di ko def comprendre nga ñenn ñi xam nga dañ koy sentir xam nga ñeneen ñi moom mooy loolu mais li mu la mën a xamal mooy lépp lu ci mënti am à 90% part de responsabilité yenn parents yi la parce que doom soo ko juree mënoo loo ko ndekki mënuloo ko añ mënuloo ko reer dafay dem lijjanti ji ko comprendre nga dafay dem lijjanti ko xale yi jigéen yi bëgg nañoo solo te nangu ñoo liggéey xale yi jigéen yi bëgg nañ cheveux naturel te nangu ñoo liggéey xale yi jigéen yi bëgg ñoom daal seen lépp dañ koy lijjantee ci góor ñi seen lépp ci tey jii nii boo xool damay jox exemple tey ku mel ne doomeraam jooju noonu Pape Diouf ñi mu indi noonu Sénégal Jabo Sora ak Odoxy ñaar ñooñu noonu mais ñaar ñooñu lan la ñuy liggéey ñaar ñooñu liggéey ñu dara ñooñu liggéey ñu dara taman li ma ci gën a métti mooy ñooñu am na sénégalais yi ñoo leen gën a rafet 1000 fois daaqa leen forme daaqa leen lépp comprendre nga lan moo tax ñu war a dem ba Côte d'Ivoire fay nit mu jël avion ñëw pour non mais man maa am lu ma ba léegi ana imam yi ak oustaz yi saytaana yooyu nga xam ne ñoom ñoo doon kaas affaire franc-maçonnerie ak affaire góor jigéen est-ce que dégg nga leen ñu wax ci affaire bi ñooñu ñëpp ay naafeq lañ gis nga les soi-disant imam la ñooñu noonu ay naafeq lañ oustaz yooyu noonu soi-disant oustaz yi ay naafeq lañ comprendre nga soi-disant imam yi ay naafeq lañ soi-disant oustaz yi ay naafeq lañ gis nga fi ñu toll nii ñoom lu Macky Sall wax loolu lañu wax lu mu waxuñu ko comprendre mais Odoxy day rey Odoxy dafay rey nit Odoxy da lay rey nga dee Odoxy ku buggul sa bakkan rek yow yaay dugg ci moom comprendre nga parce que femme boobu noonu sax man je me demande xam nga tey jii nii tey ku ci bëgg a xéwlu tey naka ngay def tey pour xéwlu parce que problème bi mooy xam naa ne mbir mi fa mu nekk ruqe na trop Odoxy man affaire doo comprendre parce que mbir mi yow man munoo ne yow da ngay dem tey nga jëli tey ku mel ne Odoxy jëli ku mel ne Jabo Sora waaye ñoom réew yi ñu jugee ñoom lan lañ def ci réew yooyu noonu mais ñooñu
ñooñu tekkiwuñu dara seen réew tekkiwuñu fa dara parce que ñëpp xam nañ ne ñii jaay caapa mooy seen métier mais xam nga jaay caapa par dimension la jaay caapa par dimension la donc ñii dafa am ay ña nga xam ne ay jaaykatu caapa ay dimension internationale lañ yor ñoom non du ma ne sax mais intercontinental lañ yor ñoom dañu nekk ña nga xam ne xam nga fu ne la leen ministre yi di woo fu ne la leen borom barke yi di woo ñuy jël avion di dem ñoom mën nañoo yendu tey Côte d'Ivoire dem fanaani États-Unis comprendre nga fanaan États-Unis xëy suba dem ndékkee ji Angleterre parce que ay passeport diplomatique la ñu yore comprendre ay passeport diplomatique la ñu yore donc ñooñu ah amul lu ñu askan wi benn njariñ Odoxy bu doon bu ñëwee Sénégal Jabosora bu doon ñoom ñaar bu ñu ñëwee Sénégal au moins dafa am lu muy yokk suñu koom-koomu réew sax ñu mën a wax mais Odoxy yokkul dara suñu réew. Daba Mbaye moo ma gën a fukki Jabosora ak keneen ak keneen. non déggoo ma ne la xoolal bu dee ci ay côté kii rek da ngay dem jëli Ngoone Njaay géwél lu tax jëli ñu Ngoone Njaay géwél mu ñëw lëmbal dañuy lan la ñuy wër ci Odoxy lan la ñuy wër ci moom xaw ma Odoxy la tudd xaw ma Odoxy lan la ñuy wër ci moom nañ dem jëli Ngoone Njaay géwél Ngoone Njaay géwél day ñëw defal la à la sénégalaise. waaye man xaw ma soog Njaay géwél moom xaw ma ko quoi mais xam naa daal dégg naa turam fan yi ci internet bi gars yi naan moo gën a baax kële quoi mais Ngoone Njaay géwél lëmbal rek lay def Ngoone Njaay géwél fu mu lëmbal mu tas lu leer laa lay wax lan mooy lëmbal sax man xaw allo waaw mais xanaa Odoxy dañ ko indi Sénégal pour mu lëmbal Odoxy xam nga Odoxy moom lëmbal rek la mën a def Sénégal mënu fi def leneen mais Odoxy lëmbalam du saf parce que li tax lëmbalam du saf mooy Odoxy du takk fer comprendre du takk fer Odoxy du takk fer donc lëmbalam du saf ñun soxlawuñu loolu mais xam nga Sénégal man li ma gën a naqari Sénégal mooy ñooñu ñuy wooye les communicateurs traditionnels ñoo tas Sénégal ay Ablaye Mbaye Péex ak ay Aji Mansour Mbaye ak paa yooyu noonu ñoom ñoo tas Sénégal parce que paa yooyu noonu xam nga bu fekkee yow da nga ne communicateur traditionnel nga waxkatu lu baax nga boo gisee lu baax da nga ko war a wax boo gisee lu bon da nga ko war a wax les soi-disant imam xawma imam lañ xawma lu ñu doon comprendre nga ñoom tamit ñu ne ñoom diine ji lañ fi nekkal mais bu ñu gisee lu dëgg nañ ko wax comprendre nga mais ñun kenn yabuñu ku dul Pape Diouf moo ñu yab ñun Pape Diouf moo ñu yab Pape Diouf waaw grand Ousmane Dramé waxal de dégradation d'une société billaay walaay lu leer ngay wax ni gis nga am réew jëm ci xam nga askan wi mais développé di jëm ci ñaari nit benn nit wala ñaari nit loolu du développement ñun tey jii nii tey ku mu neex xam nga ay dadaa sax mu ngi koy wax xam nga ku mu neexoon mën nga am taat yu ëpp taat yi Odoxy yor ñun Odoxy lan lay def suñu réew lan bu fu ñëwee lan la fay def lan lay Odoxy di def foofu noonu Jabosora lan lay def foofu noonu Pape Diouf yàpp ñu mënul weesu nga war a organiser sa Bercy xawma sabar Bercy xawma dem indil ñu ay caga nga ñu indil ay caga donc grand théâtre moom xam naa ne c'est le rassemblement des caga moom parce que foofu moom xam naa rassemblement caga yi lay doon tey xam naa ne moom ku fa dem moom xoolal ay caga kese nga way fekk parce que ñoom ñooy baatare jigéen bu la dàq mayee xaalis xamal ne xaalis bi mu lay may liggéeyu ko jigéen ñi maye xaalis yépp nag ku gis muy baatare rek xamal ne la muy baatare liggéeyu ko barke Serigne Touba xale yu jigéen yi liggéey yépp taluñu koo baatare xam nañ bu baax fi ñuy def seen xaalis mais malheureusement Sénégal ñi la gën a ñàkk xale bu jigéen bu la gën a ñàkk moo la gën a bëgg cheveux naturel xale bu jigéen bu la gën a ñàkk moo la gën a bëgg tendance xawma tendance lañ koy wax xawma lu bees lu génn ñoom ñoo la ko gën a bëgg te nangoo ñoo liggéey gis nga boo bëggee ku bëgg kii ku nu mu turé ku bëgg akara da ngay ñemee toj sa xuuta xata gi sa xere ndendeng gi da nga koy toj nangoo liggéey comprendre nga da ngay nangoo liggéey xale bu jigéen mais malheureusement Sénégal billaay wallahi taala maa leen koy wax d'ici 2022 xoolal ay caga kese ñooy nekk Sénégal ay caga ñooy nekk Sénégal man maa leen wax loolu d'ici 2020 parce que xale yu jigéen ñi nangootuñoo liggéey góor ñi
xaalis nangootuñ koo liggéey dañ koy lijjanti comprendre donc fu jigéen di lijjantee xaalis góor dem lijjanti xaalis ñëw jox ko ku jigéen mais réew moomu tas na Sénégal liggéey amatu fa Sénégal amatul mérite amatul ay diw dee liggéey teel a yow dem liggéey guddee wàcc amatul loolu Sénégal léegi li fa am xam nga mooy waaw dama koy lijjanti lu ma bëgg man war naa koo mën a am waaw sama lépp man dama koy lijjanti soba man boo ma mayul soba xoolal du ma wax ak yow góor gu amul loo jëndee soba du ma wax ak yow looloo fa am nag léegi Sénégal waaw déglu leen Mari Njaago déglu leen waaw bro désolé dama amoon benn kii nii rek mais waa ay ja nay neex damay fii moom wala day neex rek dëkk la boo xamante ni dañoo bëgg foo trop dañoo bëgg foo comprendre nga foo lañ bëgg c'est vrai que ku nekk tu es libre def lu la neex mais je pense que image boobu ñuy wone noonu da ngay ree ba tas xam nga il faut aussi waaw ngeen comprendre benn affaire je pense que parents yi ñoom ñoo échoué parce que man je me rappelle tey gone yi wax gone yu waal yi mooy waa TDD de Dakar xawma si boo xoolee seen yi fa regroupé jeune boobu groupe de jeunesse boobu seen esprit seen mentalité seen façon de vivre seen façon de faire da nga leen di xool rek à la fin da nga leen di sa yërëm parce que booy foowuñu c'est que kenn jàngalu leen àdduna booy dafa mel dañuy juddu rek am 16 ans dañuy juddu rek am 16 ans comprendre nga dëgg la xamuñu dara ci àdduna c'est que vie bu virtuelle la ñuy vie li ñu gis ci technologie bi rek ak li ñu gis ci internet bi ak lu ñu gis ci télé bi ak lu ñu gis ci rajo yeeg yooyu ñu dégg ci rajo yi loolu rek la ñuy imiter loolu la ñuy reproduire loolu la ñuy def te boo ci waxal mu wax ba wër la foog ni moo la gën a xam àdduna fekk bougé wuñ meetar xamuñu dara ci àdduna foog na ñoo la gën a muus léegi imaginal génération boobu màgg fi nekk fi paa xale yu jigéen yooyu tamit màgg fi nekk fi ay maire rek Sénégal tas wallahi Sénégal tas na ba pare Sénégal tas na ba pare tasagul sax non tasagul gisaguleen dara tasagul Sénégal tas na ba pare wallahi tasagul man maa la ko wax tasagul yow non réew ma nga xam ne léegi ñun léegi dem aéroport di accueillir ay caga moo ñu dese ñu woo leen marche patriotique kenn nanguwul a génn marche pour libérer Khalifa Sall kenn nanguwul a génn pour dem tey jii nii tey doomeraam yi demoon aéroport leer na ma ba leer ne parmi doomeraam yooyu noonu bu Assane Diouf daan live ñoom ñëpp kenn daanu ci tardé live bu Assane Diouf te jaralu ci benn doomeraam nga dem nga dem ne da ngay jéem a dem marche pour libérer Assane Diouf Barthélémy Diaz xam nga benn doomeraam jarul benn doomeraam ci ñi demoon aéroport nga ne da ngay dem pour marche pour libérer Barthélémy Diaz ñaata yoon bàyyil doomeraam non ñii xoolal kuy wax ak ñoom faaw nga xorom leen quoi xorom mënu see ñàkk billaahi parce que ñii moom doo man sénégalais yi man tey laa génn ci ñoom tey ci boppam laa génn ci ñoom lu leen Macky Sall def rek mérito nañ ko lépp lu leen Macky Sall def rek mérito nañ ko fii la ñu dëkk bi ñàkk ndox amul ndox nit ñi di mars kenn nangu la génn tey ay caga international di ñëw Sénégal ñoom ñëpp ñu bàyyi li ñuy def dem aéroport léegi tagal sa baram foofu ma expliquer xam nga sànq on parlait de l'agriculture c'est vrai que agriculture mënul am sans ndox dégg nga Sénégal am na ndox mais ndox mi il faut ñu xëcc ko dugal ko fi mu war a dugg yëpp quoi loolu tamit ci premier projet yi la parce que bu ndox bi duggee fi mu war a dugg yëpp après dinañ mën a bay at bi yëpp dootuñu xaar ay nawetu 2-3 xam nga Sénégal nawetu 2-3 mois la plus de yëpp noor la fekk bay 3 mois mënul dundal nit 12 mois donc dañoo war a bay continuité la war a nekk pour ñu bay saison yëpp il faut ñu am ndox bu ñu amee ndox rek bay saison yëpp mais dëkk boo xam ne capital am amul sa eau potable pour ñu naan wala utiliser pour togg kooku dëkk boobu xaaruma ci moom mu am ndox bu mu bayee partout ci Sénégal mais mën na nekk lu mënul nekk rek amul lan moo tax ma ne mën na nekk loolu xaalis la laaj ak volonté
te comme léegi am nañ ay ressources naturelles yoo xamante ni mun nañu permettre ñu financer projet yooyu ak travaux yu mag yooyu léegi pétrole bi nag li ma ci metti mooy Macky Sall da ko jaay ay contrat yoo xamante ni daf fii 50 ans la signé fekk dans les normes suñu constitution ñun dafa waroon am ay loi yu imposé ni président de la république amoo droit signer contrat bu dépassé 5 ans parce que un mandat de 5 ans lañ la fal ok donc au-delà de ces 5 ans du sa problème intéressé wu la loolu askan bi mooy décider kan est-ce que dañ lay falaat 5 ans wala dañ koy joxaat keneen imagine ñu fal benn président pour mu gérer ñu suñu réew 5 ans yow mandat 5 ans nga am 5 ans lañ la wax am nga droit décider 5 ans lañ la wax pour nga développer ñu suñu pays yow ay loi permettre la constitution bi permettre la ngay signer ay contrat yoo xam ne 50 ans la mais après tes 5 ans loolu sa problème intéressé wu la comprendre donc Sénégal ndëpp national la laaj Sénégal lu ñu war a njëkk a lijjanti moom mooy suñu constitution dañ ko war a jël tas ko dëgg la loolu borom xam-xam yi ñu toog changer lépp la ñuy changer xoolal tubaab yi seen constitution loi bu article boo ci lal loi boo ci lal ñoo la depuis 1800 nangam sangam kenn abrégé wu ko kenn changé wu ko ça veut dire ñoom depuis 1800 nangam sangam toog nañ xalaat loi boo xamante ni dina mën a couvrir fii ba 2300 nangam sangam comprendre nga moo tax moo la Afrique parewuñ pour développer mais loolu yëpp ñi ñu ko teg mooy suñu intellectuels yi c'est des intellectuels de merde qu'on a ñoom ñooy foowee askan bi buggu ñu liggéey xam nga dëgg boo ko bëggul sa xol mënoo koo développer comprendre nga léegi agriculture bi pour mu mën a am il faut ndox pour mu mën a am il faut xaalis xaalis léegi mën na am parce que am nañ zircon am nañ pétrole am nañ or bu bëri jamaa sax am na Sénégal bëriwul mais am na fa exploité guñ ko nag comprendre nga am gaz tey am nañ phosphate ok tey am nañ produit halieutique bu doy suñu géej gi la fa nekk ci jën ak ay fruits de mer kenn xamul nu mu toll ñun ñu am loolu yëpp tey Sénégal warato ñoo mar Sénégal ku fa bëgg a jàng da ngaa war a jàng je pense que éducation léegi dafa war a nekk obligatoire bépp Sénégalais bu juddu da ngaa war a jàng minimum ba niveau BFEM wala niveau bac au moins nga mën a bind sa tur mën a lire mën a comprendre mën a xam le minimum ok léegi buñ jógee ci non mais nag li ñu waroon def moom mooy defar ay route c'est-à-dire il faut ñu jotlante bi il faut mu gaaw parce que la ñu bayee Saloum mu war a dem Saint-Louis dafa war a gaaw yegg foofu jën yu ñu nappee Saint-Louis mu war a dem Dakar dafa war a jaar ci yoon yu gaaw yoon yu bien amul ay yoonu kër wala jàppal bàyyil affaire bi gaaw bu jotlante bi gaawee rek développement bi dafay yomb léegi nag loolu aussi pour mu am c'est vrai que li nga xamante ni moom moo war mooy mécanisme ak plateforme yi permettre loolu pour mu am loolu tubaab yi ñoo ko am par exemple ñun am nañ pétrole mais amuñu plateforme yu ko exploiter machine bi génnee pétrole bi ci suuf génnee ko brut bi yóbbu ko ñu filtre ko ok raffiné ko defar ko ba mu nekk essence wala ba mu nekk gasoil wala ba mu nekk leneen loolu ñun amuñu ko technologie boobu tubaab yi ñoo ko créé ñoom ñoo toog di xalaat ba defar ko mais nag la faute à qui ñu liggéey ak ñoom mais booy liggéey ak ñoom condition yoo war a liggéey ak moom c'est-à-dire da nga leen war a imposer lu ñu naan transfert de la technologie moom mooy transfert connaissance bi ñoom li ñu xam
dañu ko war a transférer comme ça ñun suñuy doomu réew nekk ak ñoom ñu won leen liggéey bi nan la par exemple terre bi nga xamante ni la Macky Sall créé noonu def ci ay milliards si contrat bi amul transfert de technologie amul transfert de connaissance léegi ñoom bu ñëwee force ñoom ñooy gérer terre bi ñoom ñoo koy lijjanti ñoo koy dawal ñoo koy contrôler bu amee paan ñoo koy defar pour Sénégal di continuer di leen fay main d'œuvre bokkul ak liñ leen fay pour ñu montel ñu projet bi ak jaay ñu matériel bi donc ma ne la suñu dirigeants yi ñooy ay complice parce que ku si toog li ngay njëkk a xalaat mooy remplir say poste ubbi ay compte bancaire waa mais Ouz man d'accord naa ne suñu dirigeants yi am nañ ci part de responsable mais ñun tamit am nañ ci part de responsabilité xam nga lu tax parce que ñun Sénégal gis nga am fecc ak bëre développé wul am réew comprendre nga ay mbër ak ay woykat ak ay fecckat développé wuñu réew comprendre nga mais sawaay tubaab yi yàlla da leen a sàkk ñu nekk ay nit ñun ñu nekk ay nit waa léegi li tubaab bi di jàng ba mën ko ñun lu tax ñun mënuñu koo jàng mën ko lan moo tax ñun mënuñu suñu xel yi mënuñu cee xalaat lu baax lan moo tax ñun mënuñu xalaat nan la ñuy def ba defar avion nan la ñuy def ba defar oto mais ñun suñu xalaat yépp nan kañ la Balla Gaye di bëre kañ la Modou Lo di bëre fan la Wally Seck di tëgg xam nga fan la Pape Moussa moo koy fecc Aïda Dada ak Rouge Label ñoom ñoo fay fecc comprendre ñoom c'est-à-dire yooyu lañ war a bàyyi ñun Sénégal li ñu war a bàyyi mooy xam nga ñun dañoo bëgg lépp dañu ci yóbbaale te loolu c'est pas normal ñun dañu war a liggéey ñun suñu bopp ñun ñoo war a liggéey bàyyi caaxaan yi ñu nekkee comprendre réew ay làmb da koo développé wul gis nga yàlla bi mu ñuy sàkk pourtant xoolal ñun tubaab bi gënuñu de barke sëñ tubaab bi bro je suis d'accord mais aussi il faut ngeen xam benn affaire ñun ay sénégalais lañ te dañoo am culture dañoo am aada dañoo am tradition lamb si suñu aada la bokk mais dañoo dem ba dañ ko commercialiser def ko mu nekk business comprendre nga mais képp kuy dem ci dëkk séeréer yi wala dëkk Haalpulaar yi xam nañ ni boo demee ay Fuuta nga dem ay Jolof wala nga dem ay Fatick wala ay Diofior ay feneen ak feneen dafa am lamb si seen culture la bokk maintenant dëgg la loolu dañ ko war a sàmm mais dama ne la Macky Sall problème moom mooy priorité xamul lan mooy priorité par exemple stade yi ñu defar ni stade lamb yi ñu defar ni mais c'est bien dafa war a am Sénégal mais am na leneen lu ñu soxla lu ko jiitu ba pare comprendre nga dëgg la mais dama ne askan wi tamit ñoom xamuñu priorité parce que xamoo ñun bu ñu demee ba ci réew Sénégal ngay mën a toog xool di wàññi ay 40 fecc ya nga xam ne xoolal jeunes yi dañuy xëy suba ngoon jot di ko jàng ay wuyaay challenge wuyaay challenge xam nga ay jaabiraa xam nga ay feccal jaabiraa xam nga ay woy sama nday wuyaay yooyu xam nga Sénégal moom mooy réew ma nga xam ne xam nga gars yi dañuy créer comprendre ñoom au lieu ñu dem liggéey wala ñu dem jàngi uti xam-xam comprendre dañuy nekk xam nga di jàng ay fecc mais sa waay làmb culture benn pàcc la ci am réew moo dem am na culture am mais tubaab bi am nañ seen culture mais nekkul tout le temps dañuy jël culture boobu noonu xam nga di ci tympaniser nit ñi comprendre nga di xoolal di ci abuser wu mais Sénégal ngay dem xoolal ay fël-fëlaale ay woy sama ndey ay woyaay yooyu xam nga mais yooyu saa yi doxalul réew gis nga dëgg dañ ko war a waxan beneen bi ma ciy tegu tamit mooy grand dafa am ñu ñuy wooye ay cogg gis nga cogg yooyu nag ñi gën a tardé Sénégal ci lañ kaay mu wax la loolu fecc boobu nit mën na koo créer mais ki ko divulguer déglu ma ki nga xamante ni moo ko tas ba ñëpp mën ci jot kooku aussi am na ci responsabilité moo tax gis nga organe de presse gis nga presse luy journal lii di télé lii di rajo du ku nekk lañ koy jox licence bi lay permettre nga monter loolu du ku nekk lañ koy jox parce que boo ko amee da ngay commencer am doole loo bëgg a véhiculer da nga koy véhiculer léegi responsabilité wu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo moom télé yi ak rajo yi ñi nga xam ñoom ñoo ko moom après di dawal ay programme yenn programme yi état bi bàyyi leen ci je pense que
ñooñu aussi ils sont fautifs nee naa la Sénégal dafa laaj quelqu'un ku am fulla ku am fayda koo xamante ni bokkul fenn koo xam amul kenn ku ko mën a manipuler mu pare bëgg dëkk bi te pour liggéey ko léegi nag 5 ans développé wul pays de 10 ans sa développé wul pays mun na jël 30 ans avant muy développé mais il faut mu am fu ñu commencé c'est-à-dire il faut mu am programme boo xamante ni dafay am ko commencé keneen ki si ñëw yeggali topp keneen ki si ñëw yeggali keneen ki si ñëw yeggali comprendre nga léegi li ma si gën a métti aussi tey dëkk tubaab bi fii c'est vrai mënuñoo comparer ak suñu bopp ak dëkk tubaab mais toujours ñoom laay jox référence parce que ñoom aussi ñun nu ñu mel ñoom noonu lañ meloon mais dañoo toog xam ne loolu jëmalu leen kanam ñu sàqal ko pexe tey fii chaque jour nga gis pont bu bees buñ tabax chaque jour nga gis route bu bees buñ tabax chaque jour nga gis benn infrastructure bu mag bu commune bi defar wala département bi wala ville bi wala même gouvernement bi ok mais jamais nga gis ñu koy inaugurer di wane ay télé di def ay cérémonie di sóob tey su ma gisee non mais xam nga Ousse pour inaugurer benn stade jour boo xam jour ouvrable la dama leen di yërëm comprendre nga Sénégal à la fin Sénégal waaw Sénégal dafa am benn association ba nga xam ne dafaa nekk te association boobu noonu yàgg na fa lool te tant que association boobu noonu tasul Sénégal du développé mooy association ànd pàccoo réew mi ànd pàccoo réew mi gis nga association boobu tant que gars yi tasuñu ko billaay wallaay taalaay développement du am Sénégal man maa la wax loolu noonu gis nga fecckat yi ñoo gën a ñàkk fayda Sénégal yow ka nga xam ne da nga koy laaj looy liggéey mu ne la man damay fecc bi de ci laa tukkee moo ma may lii moo ma may laa waaw ci laa tabaxal sama yaay kër ci laa ko yóbbu màkka mais saay d'accord fecc yow def nga ko liggéey am nga ñàkk nga jom ba def fecc liggéey comprendre mais amal fulla gu toll ne nga dem uti liggéey ba nga xam ne boo retraité moom ngay dem defi comprendre mais yow nga bëgg a jël fecc def ko liggéey yow léegi boo amee ay doom soo amee say doom buñ la laajee waaye yow sa baay lu muy liggéey lu ba sam papa moo dàqoon a fecc ci dëkk bi mais loolu saay du ndam sam papa moo dàqoon a fecc ci dëkk bi waaw bro loolu du ndam bro est-ce que xam nga aussi Touba mal billahi est-ce que xam nga aussi Sénégal dañuy jur rek Sénégal jur gi mënut a ñàkk koñ boo romb am na ngénte dañuy jur rek est-ce que jur bi tamit boo ñu ko xoolaat Sénégal da ngay gis ku amandoo 4 jabar am 52 doom léeg-léeg kenn sa doom yi ñëw sonné la papa nga ne ko yow noo tudd sa yow kan moo si sa yaay si ñoom sax comprendre donc loolu aussi je pense que il faut gars yi xoolaat ko quoi dëkk boo xam dañuy jur rek comprendre nga Sénégal yow Ousmane mais population mu ngi yokk te dëkk bi yokkul c'est-à-dire infrastructure yi yokkul hôpitaux yi yokkul école yi yokkul xoolal démb dama laa envoyé benn document xaw ma ndax gis nga ko wala gisoo ko envoyé naa la ko via email gis naa ko loolu dama ci bëgg a développer tuuti loolu benn base de données la bu ma nekk di créer depuis 2016 ça veut dire depuis 2 ans maa ngi nekk di ko bind ba mu ngi koy coder quoi base de données boobu dëkk bu ko amul munoo développer te Sénégal amu ko dëkk bu amul loolu munoo dem fenn doo dem médar doo fa dem donc duñu bouger ba base ci système tubaab yi pour créer loolu ça va me prendre beaucoup de temps nag mun na ma jël sa 5 ans avant muy pare mais bu paree rek ñu régler suñu problème parce que Sénégal problème numéro 1 bi ñu am moom mooy problème d'identification Sénégal kenn xamul kan mooy kan police bu la arrêté xamul yow yaay kan par rapport fii tey buñ la arrêté rek xam nañ yaay kan tey buñ la soxlaa xam nañ fuñ lay jëlee tey booy wut liggéey benn numéro bu tudd sécurité sociale la numéro bi tudd boo ko joxee rek 4 derniers chiffres yi boo ko joxee rek buñ ko dugalee ci système bi dañuy xam kan lañ jàkkaarloo am nañ sa tur sa sant sa date de naissance sa lieu de naissance sa adresse sa lépp mu ngi foofu système bi nag
système bi national la foo dem ah mu yaa xam ci bureau bu impôt yow yaa xam ci da nga dem tribunal yow yaa xam da nga dem wuti extrait de naissance yow yaa xam loo wuti ci gouvernement bi rek yow joxe numéro bi buñ ko dañuy xam yow yaay kan maintenant tey tubaab yi loolu lañ njëkk a créé mooy base de données identifier population bi man maa ngi ciy liggéey te léegi mu pare men c'est-à-dire am naa benn base de données boo xamante ni 14 régions yi région bu nekk ñaata département la am département bu nekk nu mu tudd département bu nekk ñaata commune moo fa nekk commune bu nekk naka la tudd commune bu nekk ñaata quartier moo fa nekk quartier bu nekk nan la tudd quartier bu nekk aussi kan moo fay chef de quartier bi turam ak numéro téléphone am commune bu nekk ñaata nit ñoo fa dëkk quartier bu nekk ñaata nit ñoo fa dëkk kër bu nekk ñaata nit ñoo fa dëkk commune bu nekk lan moo fa am ci ban zone la nekk lan moo fay sax lan moo fa dul sax ban zone est-ce que am na industrie wala amul industrie lan mooy seen activité ci commerce la ñuy dundee wala ci mbay la ñuy dundee information générique gu commune bu nekk man am naa ko man Ousmane Ba defar naa ko loolu su ma ko defaree ba mu pare nag jébbal ko gouvernement bi man maa leen koy may gratuitement loolu ñoo ko waroon def mais man maa nekk di ko def su ma leen ko mayee loolu dafay permettre gouvernement bi xam fan mooy fan ak kan mooy kan ak ñan ñooy ñan xam commune bu nekk lan moo fa am ak lan moo fa amul lan lañ war a renforcer ak lan lañ warul renforcer xam commune bu nekk tey bu ñu fa doon financer tey benn école bu ñu fa war a tabax sa primaire dinañ xam école bi ñaata classe la war a am classe bu nekk ñaata table banc la war a am comprendre nga loolu yëpp dëgg la xam-xam la loolu yëpp liggéey la tey loolu état bi moo ko waroon def ñun foofu la ñu war a njëkk a commencé loolu la ñu war a njëkk a commencé buñ defee loolu ba pare ba nga xamante ni dañuy xam situation générique gu dëkk bi xam milieu bu nekk lan moo fa am fii dina taa commune bii du taa commune bii lii la am tey commune boobu boo ko doon subventionné sax di nga xam ñaata la war a soxla ci xaalis parce que di nga xam nombre d'habitants bi fa dëkk ñaata góor ñoo fa dëkk ñaata jigéen ñoo fa dëkk seen taux de natal naissance yi par année à peu près ñaata la dama ne yow li nga ni xam-xam la foofu la ñu war a njëkk a commencé buñ defaree loolu ba pare après nag ñu commencé ci yeneen étape yi moom mooy commune bu nekk Sénégal war ngaa am hôpital xam nga gars yi quand on parle d'hôpital pour ñoom affaire bi dafa war a ngandee hôpital tubaab bi fii lépp mu ngi dépendre taille bi mu ngi dépendre ci ban commune la mu ngi dépendre ci nombre de population wu commune bi am na ay communes yu ndaw yu am fii dëkk tubaab yi boo fa demee da nga fay fekk hôpital bu yem boo xamante ni nice boo fa ñëwee yaa tout comprendre nga lépp mu ngi dépendre ci nombre de population bi commune bu nekk dafa war a am infrastructure yu mu war a am loolu liggéey la laaj mën na nekk c'est possible mais il faut nga am volonté bi il faut nga bëgg réew mi comprendre nga tey gaa yaa ngi wax pétrole kaay ma xamal ne est-ce que xam nga pétrole day seey pétrole day jékki-jékki déplacé wu comme or ñiy liggéey ci or boo leen ko laajee dinañ la wax or ama da ngay gas lu bari su suuf pour récupérer ko ay tunnel la quoi gars yi dañuy gas monter ay tunnel di gas mun ngeen ñëw léegi ay géologue def ay recherche ne la fii am na or ngeen dem foofu gas dugg ba ci suuf du ngeen fa fekk dara fekk affaire bi déplacé wu na dafay mel ni genre comme bettax xam nga bettax nu muy ruye noonu di mel ni luy dox ci biir suuf si noonu lay déplacé wu mun na nekk fii jóge fii dem feneen pétrole mun na nekk fii jékki-jékki foofu seey comme wow complètement wow wala mu déplacé wu dem feneen parce que terre bi dafay am ay tremblement de terre yoo xamante ni ñi nekk ci kaw duñ ko sentir
parce que lépp mu ngi dépendre ci degré wu tremblement de terre bi moom mooy les tremblements de terre silencieux léegi tremblement de terre silencieux yooyu noonu ñi nekk ci kaw mënuñu ko détecter mais am na ay machines yu koy détecter fi pétrole bi nekk la plupart day am tremblement silencieux tremblement de terre silencieux prof ci biir a biir léegi loolu bu amee da ngay gis dafay gas yoon si suuf bu gasee yoon si suuf du feeñ ci kaw nag mais ci suufa suuf dëgg la bu gasee day déplacé wu loolu mun na yóbbu pétrole bi feneen léegi xam-xam ngay wax xam-xam li ngay wax ni xam-xam la suñu problème ak Mauritanie loolu la Sénégal ak Mauritanie frontière bi dafa am gaz bu bëri man ça fait plus de 20 ans ma ciy wax parce que dafa am benn document mu mës a lire moom moo ma xamaloon ne Sénégal am na pétrole ak gaz ok ñu bëri nag ñu ngi doog a dégg affaire pétrole bi mais affaire pétrole bi di tey léegi contrat boobu Abdou Diouf moo ko signé woon mais fu mu toll Mauritaniens yi d'accord duñ ci contrat boobu dañu bëgg a renégocier waat contrat bi parce que pourcentage biñ ci amoon bëriwul léegi il réclame 50-50 Macky d'accord na 50-50 bi mais comme Macky saay-saay la daf leen bëgg a nax léegi dafa ne ni mu leen waxee pour ñu exploiter ko bu ko Mauritanie accepté buñ koy exploiter gaz bi day daw dugg Sénégal bu dawee dugg Sénégal Mauritanie li mu ci amati du bëri mais Mauritanie tamit nand na loolu moo tax mu bëgg ñu renégocier waat contrat yi mais bu tremblement de terre amee foofu mooy tremblement de terre silencieuse gaz boobu mun na daw dem Mauritanie bu boobaa Mauritanie dootul soxla Sénégal pour exploiter gaz boobu parce que gaz bi dafay nekk ci territoire am moo tax man non xam-xam ngay wax bu ñu dépendre trop ci ressources yooyu te ressources yoo xam ne jaay nañ ko te ñi ko jaay nanguwuñ publier contrat yi parce que nanguwuñ population bi xam lan lañ fa signé maintenant dama leen bëgg a xamal benn mbir xam nga dëkk bi ëpp pétrole ci kaw suuf ñi ko xam bëriwul mais États-Unis moo ëpp pétrole ci kaw suuf mais américains yi duñ ci wax comprendre nga exploité wuñ ko ay quelque rek la ñu exploité quelque part ay booru Californie man dem naa ba fi ñu koy exploité mais ñoom dañoo bëgg a consommer pétrole yeneen pays yi buñ ko consommer ba mu jeex nga xam ne ñoom rek ñoo fiy dese ressource boo xamante ni c'est-à-dire ay puits yoo xamante ni vraiment après lu leen neex la ñuy jaayee pétrole après ñu mën a noot askan wi waaw mais am na risque lu tax mu am risque gars yi dañoo découvrir ay yeneen technique yoo xamante ni mun na créer énergie moom moo waral voiture électrique yi ngay gis nii waaw xamante ni courant moo koy dawal courant c'est vrai pétrole courant bi li koy andi machine yooyu pétrole moo koy rouler c'est-à-dire essence ak gasoil bi rouler machine yooyu pour transformer ko mais am na yeneen forme yu ñu mën a defaree courant mooy éoliennes yi mooy affaire yu guddi yooyu ngay gis muy tourner moom mooy ndox bu am doole vent bi ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp mën na defar énergie par exemple Afrique tàngee Sénégal ni muy tàngee pour ñu am courant soxlawuñ sa pétrole parce que énergie solaire boobu rek mun na alimenter dëkk bi yëpp comprendre nga ndoxu géej bi rek tellement mun nañ ko dessaler ndoxu géej bi rek mun nañ ko jël dessaler ko filtrer ko transformer ko mu nekk eau potable moo gën ñuy bàyyi Bill Gates di ñu naan loo ay ndoxu ginnaaw kër imaginel sa kilifa dem utiliser douche bi wala sa waa kër wala yow sa wala say doom après ndox boobu ñu transformer ko dugalaat ko ci biir kër yi ngeen xel li wat ko yow nga xam ne say neefere ngay naan quoi loolu xel sa nangu non xel dafa doy waar day am sobe dafa doy waar li ngay wax nii grand non wax ju doy waar ngay wax nii benn instant li nga wax nii xam-xam la xam-xam voilà yow maanaam gaa yi def live yëpp tey jii nii xam nga li ngay def nii ñoom loolu lañu waroon def ku ci nekk ci côté bi nga nekk da ngaa war a au moins xam nga toogal askan wi comprendre am au moins loo mënal réew mi comprendre nga man awma xam-xam man awma benn xam-xam man awma xam-xam
man awma xam-xam. waaw mais lii xam-xam la dama nekk nit bu crier rek lu ma gis lu baax dama ci gëstu mais xam-xam la xam ci bëgg ci xam dara te dama ko yéene sama dëkk loolu kese la du la. waaw mais loolu mooy xam-xam. loolu mooy xam-xam gis nga loolu noonu mooy xam-xam loolu mooy xam-xam quoi gis nga xam-xam mooy kii gëstu rek kookoo am xam-xam waaw mais xam nga bañ a mel ne xam nga femme boobu noonu toog fi naan bac+6 laa am bac+6 yow bac+6 nga am te mënoo jariñ lenn Sénégal comprendre nga ñun lii lañ soxla quoi lii lañ soxla c'est-à-dire boo toogee askan wi da nga leen wax lu leen di jariñ comprendre di leen wax xam-xam mais foo toog yaakaar ne yaa gën a muus nit ñi yaa dàq jàng xam nga ay bac+20 laa am ak xam nga bon yow bu nga am bac+20 ba pare nekk professeur EPS lu muy jariñ ñun Sénégal soxlawuñu loolu soxlawuñu ay nit ñi dañuy toog xam nga di bàkku naan man maa mën lii wala man maa xam lii ñun li ñu soxla mooy ka nga xam ne da ngay teewal Sénégal ak ci anam bu mu mënti doon nag da ngay toog fi nga toog xam nga di teewal askan wi nit ñi di ko sentir ñun loolu lañ bëgg quoi loolu lañ bëgg mais nag tamit Sénégal moom nañ waxante dëgg. da ngaa baax nekkagul sax yow développé xam nga ni taw ma benn xam-xam tuune la mais. Sénégal nekkagul sax si yoonu développé man maa la wax loolu. waaw. Sénégal nekkagul ci yoonu développé nekkagul ci yoonu développé laa la wax Sénégal nekkagul ci yoonu développé waaw loolu laa la doon expliquer quoi. waaw dafa war a développé léegi. waaw léegi aussi xam nga développement mën na nekk. mais organisation la laaj. xam nga tey Dakar boo xoolee. capitale la léegi dafa bëri nit bëri ay bureau bëri ay usine bëri ay industrie bëri nit ñi xat. air amatul bu tàng bu été ñëwee dafay tàng comprendre nga léegi pour nga dégorger ko il faut nga jël entreprise yi nekk Dakar tout ce qui est industrie te jël ko nga tas ko ci région yi boo ko tasee ci région yi lii nga yóbbu ko région de Diourbel lii nga yóbbu ko Saint-Louis lii nga yóbbu Thiès lii nga yóbbu Tamba lii nga yóbbu Kolda lii nga yóbbu Kédougou lii nga yóbbu Ziguinchor tas ko ci 14 régions yi boo ko tasee foofu rek nit ñi ñooy daw dem fekki liggéey bi foofu bu nit ñi dawee dem fekki liggéey bi foofu parce que nit fu mu mën a am liggéey bu koy permettre mu dund dignement dafay dem léegi Dakar commencé féex bu féexee nag ñu urbaniser waat ko kër yi war a daanu la ñu war a dagaat ko urbanisation boo xam dafay am ay canalisation yu bien parce que inondation moo war inondé du développé dëkk boo xam dafay inondé wala ay catastrophe naturelle yu mag yi de nga xam ne fii sax daf fii am chaque 10 ans chaque 20 ans mu am fi mais chaque année bu xiinee rek boobu dëkk demul fenn demul meetar Sénégal de bougé wul beneen mbir bi xoolal fii boo nee cëpp nga def sa demande pour wut kayit boo nee cëpp nga def sa demande pour wut kayit nga dugal ñu convoqué la accepter sa demande après yónnee la say kayit boo ko jotee li ngay njëkk a def moom mooy dem wuti benn numéro bu naan sécurité sociale loolu am fii moo am Europe moo am États-Unis parce que vivre naa fa buñ la joxee numéro boobu du changé booba ngay dugg biir suuf comprendre nga numéro boobu ngay yor moom moo lay identifier looy def moom ngay joxe boo ko amee ba pare après mun nga dem wuti liggéey boo ko amul munoo ubbi compte bancaire pour nga ubbi banque booy dem dañ lay laaj numéro bi foo déposer liggéey dañ lay laaj numéro bi boo demee hôpital dañ lay laaj numéro bi looy def dañ lay laaj numéro bi Sénégal il faut mu créer loolu la ñuy identifier nit ñi tey booy wuti permis da ngay joxe numéro boobu booy wuti carte d'identité da ngay joxe numéro boobu booy wuti passeport da ngay joxe numéro boobu yow numéro boobu da lay topp ba ngay dugg biir suuf kenn du ko changé moom yow lay nekkal rek moom lañ lay identifier comprendre nga
léegi booy dawal ci tali bi boo defee infraction policier arrêté la bu la laajee sa permis de conduire bu dugalee sa information rek numéro boobu day génn bu numéro boobu génnee ñoom ci lañ lay bindal sa contravention buñ la bindalee contravention bi ba ngay dem fay force parce que boo ko fayul dañ koy dagg ci sa salaire direct bu fekkee amoo salaire te nangu woo ko fay boo demee di déposer liggéey kenn du la embauché parce que da ngaa yoral gouvernement bi xaalis est-ce que gis nga nit ñi yoree nit ñi dañoo yar nit ñi te duñ la dóor duñ la saaga loolu mooy yoon lépp ci système bi loolu la ñuy wax système boo déggee ñu naan système loolooy système benn base de données boo xam ne information ñëpp ñu ngi foofu à base de numéro boobu daa jóg bàyyil ruube bi waay loolu la ñu identifier nit ñi comprendre nga léegi Sénégal dafa am problème bu mag bu fa am muy corruption dëkk yëpp la am nag même fii am na fi mais Afrique la gën a ëppee fii léeg-léeg mu am léeg-léeg nga dégg ay cas xoolal en parlant de numéro boobu xoolal fii amul carte électeur est-ce que xam nga loolu yaa may déglu maa ngi lay dégg xoolal fii amul carte maa ngi lay dégg fii amul carte électeur États-Unis amul carte électeur ok booy déposer sa carte d'identité ci ngay déposer waale ne da ngay voté wala voté woo mais carte d'identité bi kenn du ci bind ci ginnaaw carte électeur wala carte wala carte d'identité comme Sénégal niñ def quoi double face recto bi nekk carte d'identité beneen verso bi nekk carte électeur non dañuy bind benn ci suuf rek benn bind bu ndaw bu wax ni borom carte bi nangu na inscrire na ci pour voter inscrire na liste électorale quoi léegi yow booy dem di voter bu la neexee sa carte sax waaw booy dem di voter bu la neexee sa carte sax doo ko yóbbu boo demee sa empreinte ngay teg wala nga joxe numéro bi ma la doon wax noonu boo dugalee numéro bi rek machine bi te doo ko jox nit sax da ngay dugg ci affaire bi nii xëcc rideau bi dem ci machine bi mu wax la foo dugal numéro bi nga tapé numéro bi mu dugg ñu ne effectivement yow registre bi ngay demander sa carte d'identité dugal nga pour voter nga gis photo wu ñi nga xamante ni ñoom ñoo posé seen candidature ak seen tour ay nga clic fi nga votal def entrée ok nga valider affaire bi jeex na élection bu vote joxee balaa 20h système bi xam nañ kan moo gagné élection yi comprendre nga mais loolu mooy yoon léegi Sénégal pour ñu lijjanti corruption bi liggéey la bu ngande du liggéey bu ndaw mais bi ci gën a ëpp important moom mooy sanction il faut justice di sanctionner ñi nga xamante ni dañ leen a accuser corruption ñu def seen enquête ba ñu coupable justice juge leen sanctionner leen ñu daan leen peine ba pare ñu purger seen peine loolu boo ko defee 100 personnes ba ñuy médiatiser ko ba nit ñi xam ne ñii tëj nañ leen dëggantaan dañ leen a tëj waxuma la ñu tëj leen ci kayit bàyyi la nga libre physiquement comme niñ koy defal yenn sénégalais yi de mais ñu tëj la boo ci génnee dootoo ko defati képp ku bokk ak yow dina moytu yooyu pratique mais malheureusement kaso Sénégal pour baax loolu ak policiers yi xam nga mus naa ci wax Sénégal ñu bëri xamuñu ni dans les commissariats dans les brigades de la gendarmerie seen budget de fonctionnement boo xam Assemblée nationale da koo voté ñu jox ko ministère des finances déboursé xaalis boobu trésor jox xaalis bi ministère des finances jox ko ministère des forces armées ministère des forces armées war ko yóbbu dans les brigades de la gendarmerie bi dem tamit ministère de l'intérieur nga xam moom moo coiffé commissariat yi mu war a jógee foofu dem police budget bi bu fekkee commissariat bu nekk yaa nga war a am 100 millions
balaa xaalis bi di yegsi ci commissariat bi foofu dafa yegg du mot 10 millions parce que entre ministres yi entre ministre du budget ministre des finances ministre des forces armées seen chef de cabinet seen directeur de cabinet seen chargé de nangam seen directeur trésor ak kii ku si nekk di nga ci dagg ku si nekk di nga ci sàcc ku si nekk di nga ci sàcc ku si nekk di nga ci sàcc ba li war a yegsi après dootul soo mën a jënd mburaake loolu moo waral keesu commissariat bi ñoom dañ ciy versé ci loolu ñuy versé loolu ci la ñuy jënd bureautique produit bureautique bi ñu soxla tout ce qui est fourniture yi big bi ñuy bindee papier yi ñuy imprimé encre imprimante bi essence yi pour seen oto bu paanee ñu war ko yóbbu garage national mu fay traîner il préfère yóbbu ko ci garage mécanicien bi à côté mu fay ñu fay xaalis bi ba ci li ñuy añee ci biir brigade ak brigade de la gendarmerie loolu man maa la ko wax dama ci am lu ma leer nañu ko midi maintenant non dëgg la loolu waaw loolu la ñu njëkk a lijjanti mooy budget bi ñu leen baal su askan bi te mu war a dem fi mu war a dem lañ leen jox dafa war a yegg c'est que somme totale bi fa war a yegg moo fa war a yegg loolu mooy xeex numéro 1 waaw pour homme de tenue yi nekk ci télé bi di racket 1 deuxième chose bi moom mooy bu ñu électroniser permis nga xam ne permis bi numéro permis bi dootul feeñ ci kaw permis bi mais barcode moo war a feeñ ci kaw permis bi barcode ñun ñëpp xam nañ ko comme nii lay mel comprendre nga lii sama permis New York la comprendre nga léegi barcode bi nii lay mel barcode bi léegi permis bi bu am numéro code barre yi quoi ok waaw léegi policier bi sax munul gis numéro permis bi chauffeur bi ci boppam xamul numéro permis bi munu koo gis ok mais policier yi dañ leen di équiper ak benn technologie bi dafay nekk comme genre appareil téléphonique mais software logiciel bi nga xam ne moom moo connecté wu entre permis bi ak appareil boobu noonu homme de tenue bi di yor buñ ko bu arrêté chauffeur bi balaa ko permis buñ jëlee permis bi dugal ko ci biir appareil bi comme ni ñuy dugalee carte bancaire yi booy fay ci pause yi rek mooy pause yi quoi ci restaurant yi affaire yooyu buñ ko dugalee information chauffeur bi yëpp day feeñ ak ay point infraction boo def ñu dindi la benn point wala 2 points lépp mu ngi dépendre ci ban infraction nga def am na infraction yoo xam ne 1 point la ñuy dindi am na infraction yoo xam ne 2 points permis bi bu xasee ba dugg rek policier bi ça veut dire que infraction am na il faut mu dindi ay points léegi dëgg la kooku dañ koy jox benn contravention buñ ko bindalee contravention bi mun na ko dawalee 24 heures après 24 heures il faut mu dari permis ok léegi bu récupérer même wala mun a bañ sa récupérer permis parce que fii duñ jël sa permis par exemple mais day nekk ci système bi parce que boo demul fay buñ la jàppaatee bu fekkee 24 heures yi weesu na demoo fay ñu jàppaat la dugalaat permis bi ñu gis ne amoon nga contravention boo xam ne fayoo ko permis boobu dañ koy récupérer démolir ko boo baaxatul quoi parce que respecté woo paiement bi donc yow sa permis baaxatul da ngay dem nga defiwaat permis te booy defiwaat permis bu fekkoon da ngaa fay 300,000 entre auto école ak timbre yeeg ak lépp deuxième permis bi mu lay coûter 600,000 bu boobaa buñ la joxaatee permis boobu te il faut nga toog 90 jours doo am droit dawal ak deuxième permis bi buñ xam nit noonu nga koy sonalee nit noonu nga koy yaree buñ la joxatee sa permis boo taxatatee ci kaw tali bi di nga dawal normal force da ngay dawal normal dëgg la da ngay dawal normal léegi dëgg la de léegi bi ma waxee loolu
gars yi na ma woy policier bi nga xamante ni moom moo war a dugal affaire bi ci kii bi tey waa ji mun na ko jox xaalis mu bañ ko dugal ma ne ko dafa am ñaari chose yoo xamante ni buñ ko ci boole mun na éviter loolu première chose bi mooy policier bu nekk ci circulation bi homme de tenue bu nekk ci circulation bi da nga am quota lu ñu naan quota journalier chaque jour il faut nga génne 30 contravention mais contravention bu si nekk da nga ciy am commission contravention bu dee 5000 la waa ji bu demee fay commissariat wala trésor et puis fay commissariat bi sax moo dul yoon gars yi dañu war a dem fay poste direct la ñu war a fayee comme ça xaalis day dem ci état bi direct mais contravention bu mu fay policier bi am na ci 1000 francs comprendre nga tey man en tant que policier ñu ne ma contravention bu nekk am naa ci 1000 francs 4000 yi état bee ko moom 1000 francs yi man maa ko moom loolu xaalis bu ma law la parce que loi moo ko voté su ma daf maa law man je préfère am 1000 francs bu ma law sama njaboot di lekk lu law mu bañ a yàq sama jaamu yàlla que chauffeur di ma jox 2000 francs yoo xamante ni lawul. mais li ngay wax nii loolu Sénégal c'est-à-dire da nga koy wax ci dëkk ba nga xam ne gars yi pare nañ pour développer mais Sénégal pare guñu pour développer Sénégal ñun ay fecc ki ay bëre lañ tal comprendre nga ak ay jabosoor ak ay odoxi ñun ñooñu la ñu tal xam nga ay nit ya nga xam ne tekkiwuñu dara seen dëkk comprendre nga man loolu mooy tey li ma metti loolu daf maa metti trop te dama gis ne woo nañ leen fi marche sénégalais woo nañ leen fi marche génn leen ñu marche ndax dëkk bi amul ndox génn leen ñu marche libéré ji Assane Diouf génn leen ñu marche dem libéré Khalifa Sall génn leen ñu marche dem libéré Barthélémy Diaz mais sénégalais yi du ñu génn sénégalais yi ci ay caaxaan xumbaay ak mbumbaay rek nga leen woo ñu génn man affaire boobu moo ma metti quoi développement Sénégal man je pense que ni il faut ñu xoolaat jikko yi ba pare quoi tant que jikko yi rafetul tant que jikko yi comportement yi changé wul ah wallahi laa lay tegal ni développement mënul am dañuy sonn rek buñ fi jëlee Macky Sall dem indi keneen koo fi mënti indi te sénégalais yi continuer di yor seen jikko caaxaan yi nii ñu yor nii ah jikko yooyu noonu tant que mu ngi Sénégal du dem Sénégal li ma gën a metti mooy ñi ñu naan Sénégal ay borom barke lañ lan lañ defal Sénégal dama leen koy laaj rek lan lañ defal Sénégal ku mel ne Youssou Ndour ñu ne artiste ñi di ko woowee naan lan lan sax lañ ko la ko gaay do naan icône ñi naan Youssou Ndour xam nga star planétaire la mais Youssou Ndour je vous demande très sincèrement Youssou Ndour qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal lan ngay romb Sénégal ñu teg ko ñu ne lii Youssou Ndour moo ko defal waa Sénégal lan nañ waxante dëgg rek te yàlla kese tax waaw ñun tey jii nii lan ngay romb Sénégal ñu ne nu lii Youssou Ndour moo ko def pour sénégalais yi mais rajo bu dee rajo bi mu defar ak télé bi mu defar kooku intérêt boppam moo tax mu defar ko mais Youssou Ndour musul tabax hôpital. bro. Youssou Ndour waaw. dama bëgg nga déglu ma tuuti ma wax foofu tuuti xam nga. jikko lu am solo la ci doomu aadama parce que moom mooy définir sa lépp ni nga war a mel suba ku am vision bu xoolee xale bu am 5 ans xool jikko xale bi comportement wu xale bi dina mën a xam ndax kii xale buy tekki la suba c'est-à-dire koo xamante ni dina nekk nit bu am fulla nit bu bien nit bu nar a yeewu nit bu nar a bien nit bu nar a dëggu comprendre nga léeg-léeg di nga gis ay xale da ngay xam ne dama yàlla baal kenn xamul lu nar a xew peut-être suba am na nag ko xam am na yàlla may ñuy gis mais quand je parle kenn xamul je parle de la majorité parce que c'est la majorité qui compte parce que la majorité amuñu doom boobu mais am na ñu mën a seetlu buñ xoolee xale bi rek da ngay gis bro dama dem sama benn kër copain ma seeti ko ñoom ma invité ma fa demee ma toog ñu nuyu toog ci salle bi et tout ça ñu ngi am seen benn doom bu war a am ay 3 ans yooyu 4 ans quoi comprendre nga wala 4 ans yu teg xale bi bu papa ji xoolee fële rek mu dompat ma
comprendre nga affaire bi saf comprendre nga non boy billahi caaxaanuma de suñu waxtaan ni waa ba ci xol rek mu tompat ma wala matt ma mais ñamewuma yuuxu parce que mag laa quoi comprendre nga mais xam naa ni boy bi xale la mais imbécile la kii bu màggee imbécile bu mag lay doon léegi nag dama affaire bi soofee ba xulli boy bi nii rek mu yuuxu papa ma frappé comprendre nga ma rus yu garaw parce que nga gis pël bu rus day bleu day changer couleur ba rus complètement li ma xam ni kii nii ay parents am ñoo ko yarul parce que bu ko ay parents am yaroon ñoom war nañoo détecter comportement boobu ci xale bi war nañ koo détecter war nañ koo xam parce que j'étais pas la première personne bu mu ko def loolu leer na ma comprendre dëgg la donc dëgg la parents yi dootuñu seetlu xale yi ba pare bu parents yi dañu war a yar seen doom yi bu ñuy wax ak seen yaay yi duñu bàyyi xel xale yi fi xale yi taxaw la ñuy wax ay wax yu garaaw di saaga di wax yu yéeme am na ci parents yoo xam ne lal bi ñuy tëdd la seen yenn doom yi di fanaan ñu foo ne xale baa ngi nelaw mais du ñu yoon am ay rapport te xale bi di gis lépp wala di dégg lépp comprendre nga du yoon loolu aussi tamit du yoon ci parents yi xale am na âge bi toll danga ko war a ber wala nga trouver beneen solution comprendre nga xam naa nag léeg-léeg situation dëgg la ñàkk mooy andi yenn yi mais bu la leer ne sa doole dëgërul torop da ngay xaw a protéger wala nga wàññi di rek di am doom di teg la rek di am doom di teg la rek à la fin da ngay dem di daw dépense ba amatoo temps wu yar say doom ni nga leen war a yaree maintenant tubaab yi ba leen affaire bi dépassé est-ce que xam nga tubaab bi ñooñu daakoon jur man bi ma nekkee Italie dem ci sud bi lu mel ni ay Sicilia ay Catania côté boobu ci kaw da ngay gis benn famille benn couple bu am ay 12 doom 9 doom 8 doom ainsi de suite comprendre tubaab bi léegi lañ commencé wàññi seen jur bi leen affaire bi dépassé dañoo toog ñu ne comme xale bi di lundi au vendredi 8 heures ba 16 heures presque 15 heures et demi quoi la ñuy wàcc ñoom ba 16 heures mu ngi nekk ak professeur am mu ngi nekk ak ki koy jàngal enseignant bi koy jàngal donc 16 heures 17 heures fekk papa ji wàccagul wala yaay ji wàccagul wala même bu wàccee buñ fa nekkee tamit le temps que 20 heures de jot mu dem tëddi du ñu nekk ak xale bi toujours enseignant lu muy nekk ak xale bi que parents yi donc dañoo créer benn manuel boo xamante ni dañ ne xale bi nii lañ koy yaree lundi bu ñu xëyee 8 heures ba heure nangam sport dem classe suñ jógee classe après heure añ ñu dem añ ci cantine bi li ñuy jox xale bi mu lekk bokkul ak lekk yi mag yi di lekk parce que xale am na âge bu muy am li mu war a lekk dafa am ay vitamines yu mu laaj c'est-à-dire xale bi dafa war a lekk légume xale bi dafa war a lekk fruit xale bi dafa war a naan meew mais Sénégal da nga gis xale bu am 2 ans li mag ñi di lekk lay lekk ceebu jën bu am diwlin ak nokos ak roof ak jumbo lay lekk xale boobu mu ngi màgg organes yi commencé yàqu comprendre nga organes yi du dëgër yaram bi ci biir du dëgër parce que produit chimique biñ koy jox organu xale attanu ko moo tax xale yu bëri dañoo feebar moo tax ngay am 40 ans Sénégal ak commencé feebar fekk affaire bu commencé fënax voilà 40 ans ngay am rek commencé fënax aussi ci biir école yi ñu leen di jàngal civisme di leen jàngal nu ñuy comporter di leen jàngal lu bëree bëri fii tubaab yi 16 ans boo ko amee
yaa ngi am sa bac ok mais liñ naan bac Sénégal quoi boo koy amee booy génn école bi booy génn lycée ah pour dem université ci même année bi yaa ngi génnaale ak sa permis de conduire école bi ñoo la koy offrir gratuitement école bi day am oto boo xamante ni auto école la comprendre nga ñi am âge boobu rek lay former donc ñu ngi lay préparer déjà comprendre nga léegi dëgg la tey école yooyu noonu bu heure wàcc jotee xale bi du dox dem ñibbi ñaari possibilité moo am soit auto école bi yóbbu la ba sa buntu kër wala yóbbu la ci arrêt principal bi nga xam ne foofu la ñuy wàccee élèves yi dëkk ci secteur boobu mais fii ak ki nga xamante ni lañ signé ci document bi biñ koy inscrire ñëwul jël si ko xale bi day duggaat ci biir oto bi lay resté ba ñu déposé ñëpp après ñu doo ko yóbbu këram wala delloo ko école téléphoné parents yi pour laaj leen lan moo tax ki ko waroon récupérer wuñ ko ci point de fiñ koy prendre nga loolu yëpp organisation la comprendre nga dëgg la wala nga signé pour 3 personnes soit Ousmane moo koy jël si soit général Ousmane moo koy jël si soit colonel Ousmane moo koy jël si en dehors de ces 3 personnes yooyu amul kenn kuy ñëw xale bi lan moo tax ñu def loolu c'est pour éviter entre école bi ak kër ga ñu sàcc ko c'est pour éviter entre école bi ak kër gi ñu kidnappé ko wala ñu violé ko wala mu jàdd dem fowi ci benn pax bu taa wala bu seesa doon def chantier collecté wuñ ko amul comme li xew Sénégal démb rek mu daan fa mu décédé dëkk danga koy bëgg pour nga développé doo bàyyi benn détail secteur yëpp ngay lijjanti lépp ngay lijjanti mais loolu ki ko mën a def mooy koo xam ne wër na Sénégal dëkk bu mel ne Sénégal nga wër région yëpp wër département yëpp wër commune yëpp wër quartier yëpp wër village yëpp te loolu dafay jël temps jar na jël 2 ans 3 ans nga wër dëkk yëpp defar ko bu xamante ak ñoom comprendre nga xool lan moo fa am ak lan moo fa amul lan lañ soxla ak lan lañ soxla loolu tamit pour nga xam ko il faut nga am benn base de données boo xamante ni foofu la information population bi nekk par exemple tey Sénégal affaire u mairie waratuñoo gérer acte de naissance affaire bu important